Sénégal gannaaw bañ leen nuyoo rafetlu na ngeen di toppee suñu chaîne bi ngir informé wu lépp lu xew ci réew mi ak ci bitim réew tey nag seen actu du jour dañ koy doore ak foofa ca diwaanu Kër Massar dañ fa fekk nag ab nouveau-né sax lañ koy tuddee daal di rek nekk en état de décomposition loolu nag gannaaw ba nga xamante ni un corps sans vie ci ab chantier sax lañ ko daal di retrouver ñi ko daal di gis nag mu nekk ñaar ñu góor ñoo xamante ni sax ñu ngi dëkkoon foofu rek ca côté ba gannaaw ñu daal di rek sentir ab xeet bu leen di xeeñ ci loolu nag la ñu daal di dem rek ci sànc bi daal di gis nag ab nouveau-né tëdd fa nekkut ak bakkanam ci loolu nag gannaaw ba ñu alerté ñi nga xamante ni sax moom moo di médecin chef bi nekk foofu moom nag mu daal di constaté lii di décès bi daal di rek woo waa service d'hygiène ci lañ daal di ñëw nag daal di désinfecté lieux yi waaye nag waa sapeur pompier daal di rek inhumé corps bi sur place ci la ñu alerté ñii di gendarmerie ngir rek ñu daal di amal seen l'enquête ngir daal di xamal lan moo waral li ni mel. kawteef la ñuy wax lii nag mu nekk loo xamante ni sax daal dinay ñaaw loolu mu nekk ay produits yu xeesal yoo xamante ni gis nañ ne jamono ji nag mu ngi lëmbee réseaux sociaux yi mu nekk sax ab produit boo xamante ni de couleur noire la da nga koy daal di diw rek sa yaram ci diiru ñaari waxtu rek après boo ko raxasee mu daal di changer sa teint loolu nag daal di nekk loo xamante ni jamono ji ñu ngi koy gis muy circuler ci réseaux sociaux yi mu nekk loo xamante ni aussi baaxul ci li nga xamante ni moom moo di santé xale yi jigéen ñi waaye nag ñu gis ne dafa nekk benn produit xeesal boo xamante ni rapidement nga daal di changer rek sa couleur de la peau mu nekk un danger pour la société. wax ci ñi yor kaaraange askan wi muy les forces de défense et de la sécurité ñoom nag ni kii tey daal dinañuy jot rek ay équipement yu yees loolu bokk na nag ci ay woto ak ay char yoo xamante ni dina gën a yokk kaaraange askan wi waaye ci leneen la ñuy wax bokk na rek ci ki nga xamante ne ni sax moom moo di Cheikh Abdou Bara Dolly moom nag gannaaw ba nga xamante ni daal dinañ koy teg loxo loolu nag bokk na rek ci offense au chef de l'État ak lu ci mel ni wàllum diffamation yëkkati ay kaddu rek teg ko ci njiitu réew mi ci loolu nag moom Cheikh Abdou Bara Dolly gannaaw muy fësal ay kaddu rek di wax ne ba mu nekkee prison ba tey amul benn autorité bu ñëw seet si ko waaye nag kii di Serigne Assane daal dinay génn rek yëkkati ay kaddu di joxoñ baaraamu tuuma sax ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa Yewwi Askan Wi ak wàllu Sénégal muy xam ne sax ne dañoo daal di am ab tekkaara rek ci mbiru kii di Cheikh Abdou Bara Dolly ndax kat gisuñu kenn daal di ci réagir. wax ci leneen wala sax des ci manifestation Yewwi Askan Wi boobu préfet daal di bañoon rek gannaaw ba nga xamante ni sax ñoom dañuy manifester par force ci loolu nag fukki garde corps yu Ousmane Sonko tegoon nañ leen loxo ñoom nag ni ki mardi la woon waaye nag liñ ci mën a jàpp mooy démb nag présenté woon nañ leen à la barre mu mel ni nag dañ leen daal di rek placé en garde à vue yóbbu leen foofa ca prison. des ci wàllum arrestation yooyu ak sax manifestation bu Yewwi Askan Wi keneen koy wuyoo ci turu Mor Gueye moom nag gannaaw ba nga xamante ni tegoon nañ ko loxo sax ci manifestation boobu nga xam ne préfet daf ko gàntaloon na ñi di waa Yewwi Askan Wi ci loolu nag gannaaw ñi nga xamante ni ñoom ñoo di enquêteurs yi def nañu seeni recherche loolu nag bokk na rek ci daal di confisqué ci ay téléphone am ñoom nag li ñu daal di remarqué rek mooy conversation yi nga xamante ni moom mu ngi ko doon am ak gangam bokk na sax ci yenn ci ay cibles yoo xamante ni sax pare woon nañ rek ngir daal di fay dem loolu bokk na ci Auchan ci direction générale des élections ak yenn yoo xamante ni sax ay entreprise française la nekk fii ci Sénégal waaye nag gannaaw ba nga xamante ni ñoom daal dinañuy tracer rek bi les téléphones ñoom enquêteurs yi daal dinañuy remarquer sax ne moom mu ngi doon discuter rek ci WhatsApp ak Telegram ci loolu nag moom Mor Gueye jamono ji mu ngi ci loxol yoon. wax ci leneen bi yoon ci people bi la ñuy wax kii di Eva ñu gën koo ràññee sax ci série Pod et Marichou moom nag moom mooy soxna sa ci animateur bi di Pi ñoom nag ñoom la ñuy gis noonu ci photo yi gannaaw ba nga xamante ni sax gëjoon nañ leen a gis ñu daal di affiché mu nekk un très beau couple ñoom la ñuy gis noonu muy Eva ak kii di Pi waaye nag ci leneen la ñuy wax muy tiktokeuse bi di Faynara moom nag mu ngi gën a proche rek ñi nga xamante ne ñoom ñoo di ay fansam gannaaw ba nga xamante ni daal dinay gagné ay abonné yu bëri am taxawaay bu baax a baax ci lii di TikTok bi.
ci Racky Aïdara la ñuy daal di tàbbi moom nag gannaaw ba nga xamante ni jamono ji sax ñu ngi laam-laame digganteem ak kii di Didier Kheucha moom Racky Aïdara nag ci fàttali mu ngi nekkoon sax soxna ci kii di international bi di Babacar Gueye daal di nay affiché waat bu baax a baax daal di publier ay photom jamono ji nga xamante ni sax ñu ci bëri ñu ngi wax rek ci digganteem ak kii di Kheucha. ni ki jeudi nag kii di oustaz Pape Hann nekk foofa ca télévision Futur Média mu ngi doon rek am li nga xamante ni sax moom moo di baptêmam loolu nag mu nekk ñaareelu jabaram moom ngeen di gis noonu ci photo yi mu daal di affiché wu mu nekk ab oustaz Pape Hann prêcheur foofa ca télévision Futur Média ni ki jeudi nag la doon amal ngénteem foofa ca Almadies 2 ba mu dëkk. kii di Adja Diallo nag jamono ji sax mu ngi nekkoon rek ku lëmbee réseaux sociaux yi ak sax yenn ci ay critiques yoo xamante ni mu ngi ko doon recevoir de la part des internautes moom nag daal dinay teew foofa ca kër Bijou Ngoné nekk animatrice ca 2STV ci loolu nag Bijou Ngoné di joxaat conseil bu baax a baax kii di Adja Diallo yëkkati sax ay kaddu naan ko foo amee jafe-jafe rek ngay ñëw seet si ma ñoom naar nag ñu daal di nekk ci salon bi di tooñante waaye sax Adja Diallo di yëkkati ay kaddu rek di wax Bijou Ngoné chèque blanc laa lay jox ñoom ñaar nag ñu nekk en toute complicité nekk ay xarit yu yàgg Bijou sax di ko wax naan ko saa yoo defee toj-toj rek ci ngay ñëw seet si ma. beneen animateur la ñuy waxtaanee muy Boubacar Diallo alias DJ Boubs kenn dootu ko présenté fii ci Sénégal mu nekk koo xamante ni tamit amal na liggéey bu am solo ci wàllum animation bokk sax ñi nga xamante ne ñoom ñoo ŋànk groupe E-Media moom Boubacar Diallo nag yëkkati ay kaddu rek di conseil ñi nga xamante ne moom moo di jeunes yi rawatina nouvelle génération bi loolu nag bokk na rek ci di leen dénk ci yenn ci ay secret yoo xamante ni am na ci wàllum réussite moom Boubacar Diallo nag kàddu yi mu yëkkati bokk na rek ci di leen wax ne pour nga réussir foog nga def ndànk-ndànk bañ a brûler les étapes nekk koo xamante ni aussi da ngay am respect ci sa bopp bu baax a baax loolu nag bokk na rek ci daal di def lépp loo xamante ni rek lu la war la ngir daal di mën a nekk au sommet ndax kat Boubacar Diallo boo xoolee sax kàddu yi mu yëkkati bokk na rek ci di wax ñi nga xamante ni ñoom ñoo di jeunes yi ñi nga xamante ne ñoom ñoo daal di nekk sax ci kaw te bu ñu tëb rek daal di fay nekk dafa nekk ab liggéey boo xamante ni amal nañ ko waaye nag def ko ci tekk ak tey loolu waral sax ñu daal di réussir rek moom Boubacar Diallo kàddu yi la daal di dénk ñii di jeunes yi. ca parc géologique bu Hann ab singe moom moo fa attaqué ab visiteuse loolu nag daal di koy matt sax ci tànk ba mu am gaañu-gaañu yu métti ci loolu nag ni mbir mi demee moom nag dafa daal di rek àndoon ak kii di doomam bu jigéen gannaaw ba nga xamante ni sax sortie pédagogique la fa doom ji waroon a am waaye nag ñoom ñu ngi waroon a ànd ak ñi nga xamante ni sax ñoom ñoo di seen encadreur waaye pour plus de sécurité moom nag dafa daal di rek bëgg toppoon ki nga xamante ni moom moo di doom ji ngir rek ci lii di sécurité am waaye nag gannaaw ba nga xamante ni sax ñoom teew nañ ci yile bërëb moom nag jëye ji daal di ko fay dal ab singe daal di koy attaqué matt tànk bi ba mu am ab gaañu-gaañu bu métti ci loolu nag ci la ñi nga xamante ni sax ñoom ñoo yor wàllum sécurité foofa ca parc ba daal di daw si rek fekk na sax ne am na as ndaw soo xamante ni daal dina koy rawale ba tëral ko ci ab garab moom nag dafa daal di perdre deret bu bëri ba tax sax amatul benn force ci loolu nag ñi nga xamante ni sax ñoom ñoo di direction bi nga xamante ne ñoom ñooy gérer bi le parc daal di teew rek ngir sauver ki nga xamante ne moom moo àndoon ak doomam ci bile sortie waaye nag lenn luñ ci mën a jàpp ab plainte daal di nañ koy déposer ci ab procureur loolu nag bokk na rek ci mise en danger d'autrui mu nekk ab plainte boo xamante ni jébbal nañ ko kii di procureur ngir yoon daal di def liggéey. alhamdulilah la ñuy wax kii di Bébé Aïda mujj nañ ko retrouver loolu nag gannaaw information yi nga xamante ni Libération Online daal dinañ ñu koy jox moom nag Bébé Aïda gannaaw ba nga xamante ni daal dinay disparaître rek ni ki lundi bële ba tey dafa nekkoon nag loo xamante ni dafa jur ab njàqare lool ci ay parents waaye tamit ci Sénégalais yëpp ba kenn ku ci nekk rek di wër ki nga xamante ne moom moo di Bébé Aïda gannaaw information yi ñu mujjee woon jot sax ñu gis as ndaw su ko daal di fopp rek romb ak moom caméra de surveillance yi daal di koy feeñal waaye nag liñ ci mën a jàpp mooy Bébé Aïda daal dinañ koy retrouver delluwaat na foofa ca papam ak yaayam loolu nag mooy information bu yees biñ ne woon dañ leen koy dégtal mu nekk loo xamante ni c'est une très bonne nouvelle elle a été retrouvée saine et sauve moom Bébé Aïda.
jeexalee wàllum tàggat yaram kii di Lac de Guiers 2 nag daal di yëkkati ay kàddu rek jëmal ko ci Gris Bordeaux moom Lac de Guiers 2 nag gannaaw ba nga xamante ni sax ñëpp daal di nañ ne rek ab mbër moo xamante ne dafay défendre boo ko songul du la song loolu nag bokk sax ci lu ko ñenn di tooñe mu nekk sax koo xamante ni li mu am ci défaite bëriwul daanaka boo ko wàññee rek ci ñaar lay toll waaye tamit mu nekk mbër mu naqaree bëree loolu moom nag daal di nay avertir rek kii di Gris Bordeaux loolu nag bokk na rek ci ab promesse boo xamante ne defoon na ko foofa ci écurie Waalo gannaaw ba nga xamante ni Gris Bordeaux daanoon na sax Lac de Guiers 1 moom nag kii di Lac de Guiers 2 nag daal dinay def ab promesse rek di xam ne képp ku mës a daan mbëru Waalo moom nag pare na rek ngir jël ko revanche daan ko loolu nag bokk na rek ci promesse boo xamante ni defoon na ko waa écurie Waalo moom nag muy artu rek kii di Gris Bordeaux di ko xamal ne sax ne dina ko daan. mbokk yi sofoon doon ñu teewlu lii lañ leen andiloon c'est l'actu du jour di leen ñaan ngeen abonné suñu chaîne bi te laal cloche notification bañ a raté dara suñu information jërë ngeen jëf